ñaareelu doomi aadama bi ëpp alal ci àdduna bi alalam ñu ngi ko estimé ci 105 milliards de dollars américains. Perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get. vidéo bi ni ngeen gis 2010 la woon moom Bill Gates di xamle ci benn conférence que réchauffement climatique bi dina jur jafe-jafe bu bari ci dundu doomi aadama ci kaw suuf. Some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? mu ne moom laaj na ay scientifique yi gën a xarañ ci àdduna bi ci naka la ñu mën a def pour wàññi température yi ndax seetlu na ni ñun doomi aadama yi li ñuy sànn ci CO2 maanaam matière chimique yi jugee ci suuf jëm ci jaww ji dafa bari trop. Now we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. mu ne loolee nag jot nañu soppi ko. And see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. naka nag la ñuy def ba soppi ko moom Bill Gates mooy wax mu ne nañu njëkkee ci doomi aadama yi nit ñi parce que bu ñu seetloo li mu doomi aadama yi ci kaw suuf mu ngi toll ci 6,8 milliards c'était en 2010 mu ne fekk ay at dina yegg si 9 milliards yi doomi aadama te jàpp na ni moom bu ñu liggéeyee bu baax a baax créer ay vaccin maanaam ay ñaq pour doomi aadama yi yokk service de santé yi maanaam bërëbu fajukaay yoo xamante ni mbonte moo leen tax a jóg dinañ wàññi doomi aadama yi ci àdduna bi ci téeméer yoo jël fukk jàpp fukk ak juróom. Bill Gates moom nëbbatuwul li mu namm ci àdduna bi fu mu dem kàddu yii lay fësal te da ko assumer parce que jàpp na ni pour naataange am ci kaw suuf faaw li mu doomi aadama yi wàññeeku bu baax a baax te moom jàpp na ni yoon wi gën a gaaw mooy créer ay vaccin yi nga xamante ni ñooy wàññi li doomi aadama yi war a dund ci ay at. When I was a kid, the disaster we worried about most. vidéo bi itam beneen conférence la boo xamante ni Bill Gates moo ko animé woon en 2015 maanaam juróomi at ci ginnaaw ci intervention am mu doon prévoir maanaam junju doomi aadama yi ci ab jàngoro bu nar a lëmbee àdduna. Down and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. moom Bill Gates mu ne tey natt gu mag ki nar a dal àdduna du doon ay bomb déedéet mais ab virus bu mel nii ngeen di seen moo nar a dal àdduna. Anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than. mu dolli si ne moom Bill Gates bu amee lu nar a rey lu toll ci fukki million ngi doomi aadama fekk at yi di ñëw ab virus lay doon virus boo xamante ni dañ koy wàllante mais du doon ay xeex wala ay jaamaarloo du doon itam ay missile déedéet mais ay microbe lay doon. dañu préféré diffuser leen vidéo bi ngeen gis date biñ ko publier gisal seen bopp virus bi nga xamante ni Bill Gates moom la prévoiroon te tey ñu mën ko méngaleeg coronavirus lépp dañ ko planifié woon ba toog léegi nag moom Bill Gates bi jàpp ni dañoo war a jaar ci ay vaccin pour wàññi limu doomi aadama yi nekk ci àdduna bi moom bi coronavirus bi feeñee jàngoro joo xam ni prévoiroon na ko ay at ci ginnaaw maanaam juróomi at ci ginnaaw moom Bill Gates génne lu toll ci 50 millions de dollars pour ne dafay xeex coronavirus. mu ne ak investissement boobu noonu dinañ créer lu toll ci 20 000 jàpp 30 000 médicaments yoo xamante ni daañ ko testé te lu toll ci 12 sociétés pharmaceutiques ñoo ko nar a defar ñu rax ci doole ne daañ ko yombalal dëkk yi nga xamante ni dañu néew doole comme suñu réew yi ñun waa Afrique. donc il faut que nit ñi yeewu rawatina suñu autorités yi pour comprendre li nga xamante ni ñu koy préparer ak coronavirus bi nii occasion bu rëy a rëy la pour ñi nga xamante ne nii dañoo bëgg a wàññi population mondiale bi te bu ñu moywul ñun ñëpp kenn ci ñun narta dund. moo tax bi dijee rawatine jarul ñuy sori chloroquine baa ngi fi yomb na
te miin nañ ko pour faj coronavirus gars yi commencé dal ci kawam parce que moom rawut dafa nasaxal seeni plan gars yi dañu pare woon seen lépp pour noot yàq àdduna rayee doomi aadama moom mu ñëw jaxase carte yi looloo tax gars yi sonal ko fi mu toll nii. léegi nag li ñu mën a jàpp suñu autorités yi war ko comprendre mooy Bill Gates moom ci ay vaccin la bëgg a jaar pour rey ay doomi aadama dégg ngeen ko bu baax sànq wax na ko publiquement ñëpp di ko dégg. foog nag ñun Afrique rawatina Sénégal pare caytu bépp ndimbal bu jógee bitim réew moo xam mu doon ONU mais aussi profité ci vidéo bi pour artu suñu doomi réew yi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllum paj ñu bokk tey ci ñu gën a xarañ ci Afrique wala sax ci àdduna bi ñooñu noonu def très attention parce que ñu mel ni Bill Gates li ñu namm def duñ ko def ñoom kese muus nañ muusaay goo xamante ni bu ñu dugg ci réew doomi réew yi seen xam-xam màcc ci mbir mi dañuy jéem a lëkkaloog pour yombal seeni plan. lan moo tax ñuy wax li nag parce que kenn ci suñu doomi réew muy professeur Daouda Ndiaye ñu bëri dégg nañ turam fan yi di kenn koo xamante nii liggéey yi gën a am solo ci àdduna bi jëm ci wàllum paludisme moom moo ko def moo ko liggéey muy suñu fierté ñun Sénégal moom professeur Daouda Ndiaye Bill Gates daf ko recevoir woon ci bésu jeudi 24 mai 2018 ci États-Unis mu jotoon koo présenté résultat yi nga xamante ni def na ko ak ay recherche ci feebar bi nga xamante ni mooy paludisme naatable wuñu nag li nga xam ne mooy patriotisme am parce que amoon na ay opportunités yu bari des États-Unis jàngale fa di fa exercer li nga xam ne mooy métier am mais dafa préféré ñibbi si Sénégal parce que jàpp na ni dafa war a delloo réewam li mu def ci moom kon ñun duñu weddi que ni patriote la def na ay sacrifice pour réewam mais na gën a def attention ci ñu ci mel ni Bill Gates parce que li ñu namu biir Afrique mooy comme ni ko tubaab di waxee cadeau empoisonné maanaam mel ni ku ñuy dimbali alors que dañu bëgg a lor na gën a moytu moom professeur Daouda